nappkat yi leen soxal mooy kii nañ jóge nañ Sénégal doon napp ko dugg biir zone Bissau bi nga xamante ne moom mooy géej gi Bissau parce que diggante Sénégal ak Bissau am na benn partie boo xam ne zone commun lay doon zone commun bi sax ñoom dañ ko traversé ba dugg si zone Bissau donc bu ñu duggee si zone Bissau dañ ko dugg sans licence aussi gars yi jàpp leen bu ñu leen jàppee indi leen fi nga xam ne te moom mooy ci port bi ñu téye leen foofu na mais nag nappkat yi ñoom téyewuñu leen ñoom ñu circule librement en plus ñoom seen gaz rek lañu téye ak seen machine yi mais bu yeesoo loolu téyewuñu leen dara. dafa am amende bu ñu laajte wala. waaw am na benn amende bu ñu laajte parce que amende bi nga xam ne ñoom moom la ñu waroon fekk te 1,5 million gaal bu nekk gars yi wàccee amende bi ba 1,50 million nga war ko fay donc ñoom it gars yi def nañ lépp li ñu war a def boobaa lépp ñooy fay amende bi lépp li ci def daal pour ñu fay mooy mool yi ñoom ñoo des pour ñu fay te mool yi fayee ba tey. xanaa li ñu laajte dafa xaw a cher ci wàllu koppar. non ñoom sax bu ñu amee loolu lañ sant yàlla parce que su loi Guinée Bissau bu fekkee dañ jàpp sa gaal nga yoroo licence nga jógee ci beneen réew sa gaal sax da nga ko war a perte lépp loo xam ne gaal bi lépp da nga ko war a jël dañ ko war a jàpp mais au contraire ñoom seen kii rek lañ leen jëlal seen jënd lañ leen jëlal tam na gaal boo ci xam ne dafa amoon mbaalu caas te mbaalu caas kenn accepté wu ko ci Guinée Bissau donc kooku dafa waroon tey 1,250 million moom donc moom moo si gën a cher da amande mais ñu des ñëpp 1,50 million la ñu war a fay. alors nappkat yi ñu ngi am ay problème moo xam muy Mauritanie moo xam muy Conakry ak foofu si Guinée Bissau yow noo jàngatee situation nappkat yi foofu noonu ci Guinée Bissau. nappkat yi fii Guinée Bissau xam nga benn chance dafa am mooy que ni malgré tout fii nii Guinée Bissau autorités yi am nañ dal malgré lépp lu mën xew am na souvent boo waxtaanee ak ñoom dañuy wàcc. mais ñun Sénégal yi aussi maintenant am benn côté dafa am surtout suñu mool yi xam nga mool yi bi ñu jógee Sénégal tàgguñu président de la République waxuñ ko ne dañuy ñëw Guinée Bissau donc ñoom comme napp nañu nga dugg si zone Guinée Bissau tam bu dee ba nga xam ne li ci des mooy ñu fayal maanaam ñu tooñ buñ tooñee nag ak Sénégal sax boo ko tooñee bu nga tegee amaan nañ ko war a fay donc boo ñëwee ci réewu jàmbur nga tooñ ñu teg la amaan nga ne noo amaan boobu doo ko fay ba pare nga toog teg si man information yi ma jël Sénégal mooy que dañu laaj 2,50 million 2,50 million lañ leen laaj 1,50 million lañ leen laaj beneen bi si tegu mooy dañ leen a jàpp garde côte yi ñoo leen teg loxo ñoom kenn tegu leen loxo ndax ñoo ñu circulé ci biir réew mi li may wax léegi donc comme ñoom am nañ sens fii ci Guinée Bissau parce que Guinée Bissau en plus ambassade bi fi nekk depuis jour bi nga xam ne muy le lundi ñu fi wàccee ñëw fii da ci teg loxo depuis boobu ak léegi chaque jour de jotee nit ñaa ngi ci dox lépp liñ ci war mën dox ba loolu mën a sotti te ñoom information bi ñu joxe mooy que ni ambassade bi yàggu kii Cheikhou Ziyad aussi def nañ ci ñoo na ci plus de 4 fois ambassade bi tontu leen mais bu fekkee ne ambassade bi lay dox ci cadre diplomatie moom naka la leen tontu ñoom ñoo dugg en plus ñu ñëw ci benn moment boo xam ne réew mi amul gouvernement premier ministre moo fi am gouvernement am ci ndax gouvernement bi fi amoon dañu si ne woon bu yàgg donc ñoom kay au contraire ñoom fi ñu toll nii wartuñ xaar wala di naan président de la république na si dugal loxoom pour mën dañ ñoom ñoo war a fay ndax ñoo tooñ ku tooñ da ngay nangu ne yaa tooñ bu ñu la tegee amoon nga fay amoon. alors fi mu nekk nii tey jii lan moo ciy jéego ambassade bu Sénégal foofu ci Guinée Bissau. ambassade Sénégal def lépp lu mu si mën mooy ça veut dire que fi ñu waroon a fayee lu cher waxtaan na ba mën leen koo wàññi fu ñu waroon téye seen gaal nangu ko ndax amuñ licence mu wax ba bàyyi leen seeni gaal. amaan moo def bu ñu fay ko loolu nag du état moo koy fay ñoom ñi nga xam ne bi ñuy ñëw tàgguwuñu woon président wala tàgguwuñu woon état pour dugg si réewu jàmbur ñoom ñoo war a fay amaan boobu. waaw yow ngay président association yi foofu ca Guinée Bissau nan la fa mbiri tëddee ci Sénégal yi fa nekk. waaw Sénégal yi wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla seulement rek dañuy jooytu depuis boobaak léegi mooy problème mu carte étranger yi nga xam ne dañu koy fayloo. te ba léegi tey ñu gis ne Sénégal léegi am na carte d'identité CEDEAO te carte d'identité CEDEAO bu ñu ko xasee ba am yaakaar naa waratuñ mën di fay carte étranger mais ba léegi réew mi dañu koy exiger malgré tout nag ñoo ngi waxtaan ak ñoom am na souvent ñu bàyyi souvent ñu téye ak li nga xam ne moom mooy nekk ci frontière yi mooy fayeeku yi nga xam ne dañ koy fayeeku doomu Sénégal yi ak doomu Guinée yi ñuy def frontière du temps buy dugg 1000 francs yooyu noonu yëpp dafa métti loolu ñoom ci neen suñu état ñu taxal ci bu baax ndax le 24 bi incha allah am nañ marche boo xam ne dañu jógee umpat ba gouvernance bi leen sor pour mën a wax ci loolu. day nekk marche de ñaxtu daal maanaam.
wax seen. waaw ñaxtu lay doon suñu revendication parce que comme si zone CEDEAO lañ nekk te accord dafa wax ne di bépp doomu CEDEAO nekk bépp doomu ko kii population maanaam ñu bokk ci biir zone CEDEAO dañu war a circuler librement waaw des personnes et des biens te ñu toll ñu wax dañu taal nag loolu amul ñoom ñuy def yenn toor yoo xamante ne ni ki nga xam ne day jël vol par avion bu wàccee ci kenn du ko laaj laissez-passer te boo jaaree ci yéen dañu lay laaj laissez-passer boo ko amul na ngay fay ay 2500 ay 2000 te loolu amul solo